c'est bon asalaamaaleykum mbokki xarit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp leen sant di leen gërëm ci seen taxawaay fii waxtaan bi ni nar a def ak yéen tey professeur Mokhtar Kébé une des figures éminentes ngeen baal ma nag ndax man sama beneen mi ñu taal ko baal ma bu baax a baax ndax wax olof bi pour dugg ci mooy war ko joxe ni mu nemee dafay métti trop day jafe trop ci ñun ñi ci man particulièrement maa ngi ciy jégalu bu baax a baax leen wax ne waxtaan bin nar tey kii mu ñu koy defal professeur Mokhtar Kébé fondateur du Rassemblement islamique du Sénégal bu ngeen defee gëstu tuuti en tout cas dans le domaine de la religion islamique c'est une figure remarquable te jàpp naa ne ci biir waxtaan bi di ngeen ci xam lu bari am na yoo xam ne dina leen ko faram-fàcceel bu doyul am na ay questions ak réponses yoo xam ne si dinañ ko accorder public bi comment guise d'introduction daal loolu laa ci bëggoon a wax ma war ko jox kàddu gi tax ndey mbili gi tey moom la moo ñu koy expliquer moo ñu bañ ci yàgg lool di leen déggalu di leen sant di leen gërëm aussi ci seen taxawaay ak seen ñëw professeur vous avez la parole. alhamdulillah salaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kasira wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullah noo ngi sant yàlla bu baax mi nu defal tawfiq ba ñu def jotaay bi ci tàmbaliwaayu koor gi ñaan yàlla li nga xam ne moom lañ ci wut mu defal ñu ko di leen ndokkeel ci tàmbaliwaayu koor gi di nuyu kilifa yi fi teew secrétaire général bi nga xam ni moo nekk ci kër gi teewal fi boroom kër gi ak mbokk yi nga xam ni ñoo nekk ci Tawhid TV mbokk bi nga xam ne moo ubbi waxtaan bi def laytaay bi ak mbokk yi nga xam ne ñoo ñëw teewe waxtaan bi nu ngi ànd ak sunuy mbokk yoo xam ne ci rassemblement islamique lañ ne docteur Mouhamad Ka moo ngi fi Cheikh Aline Ngom moo ngi fi yor communication ci rassemblement islamique monsieur Issa Diédhiou aussi moo jiite kuréel gi nga xam ne moo yor étudiant ak élèves yi askanawu ci rassemblement bi ànd ak sunu mbokk di sunu dëkkandoo sëñ Abdoulahi Cissé ñëw ngir dajeg yéen ci waxtu yu barkeel yi ñaan yàlla waxtaan bi génne njariñ li ñu bëgg a waxtaane mën na gudd comme mën na gàtt ndax mooy jaar-jaaru lislaam ci réew mi loolu boo ko bëggee waxtaane mën na gudd mën na gàtt ndax loo xam ne def na junni at ak lu teg boo ko bëggee waxtaane du waxtaan bu yomb mais mun nañ ci tënk ay tolluwaay yoo xam ne yi danañu dimbali ngir nekkinu lislaam ci réew mi
ñu gën ko comprendre ndax xëy na boo toppuwul mbir ca door ga nga gis phénomène bi ni mu mujjee rekk boo deful ndànk sa ràññee ko mën na jafe te boo ko ràññeewul taxawaay bi nuy xaar ci yow mën na bañ a doon taxawaay bi gën. ci tàmbali dañuy wax ni lislaam diine la joo xam ne ji amul ab dëkk, jógewul ci suuf. ñu bari dañuy foog ne lislaam ci dëkku naar yi la jóge, déedéet. lislaam asamaan la jóge, dafa am dëkk bu mu jëkk wàcc rekk. ñooñu tam ba muy wàcce ci ñoom ka ko doon andi ci teel la ko borom bi xamal ne ñii moomuñu diine ji, man àdduna bi yépp laa la yebal ngir nga jotale leen kàddu gi nga xam ne mooy kàddu gi mujj lëkkale suuf ak asamaan. bi maam aadama di wàcce borom bi daf ko waxoon ne demal suuf, ñaari yëf garantir naa la ko fa, mooy tànk nit a ngi ci suuf muy am lu mu dunde ba dajeek boromam. tànk nit a ngi ci suuf rekk lii tax mu dund looloo ngi ci espace bi mu ne ba mu dajeek boromam. sawar na découvrir ko walla sawarul kooku beneen affaire la. ñaareel ba mooy lu ñu tudde alhuda, njub, mooy xam li la fi andi, xam noo koy defee, ñu orienté la teg la ci yoon. loolu mooy solo diine yi nga xam ne walla diine ji nga xam ne moo mas di wàcce ci yonent bi ba Seydina Muhammad tëj ko. ba mu ñëwee yonent bu mos a wax buy déclarer danga naan yéen sumaw nit yaa qawm. donc ci benn espace lañu la yebal ak ci benn temps. bu loolu jeexee mu jeex keneen ñëw. moom moo ñëw ne yaa ayyuhan naasu yéen mboole seen àdduna kuy nit rekk, boole ci sax jinne yi. donc diine jooju lu tax mu man loolu mooy ci jàngaleem li nit soxla moo ngi ci, c'est-à-dire diine ji dafa dëppoo ni yàlla binde nit ba nga xam ne fu nit nekk rekk dana nangu diine jooju walla mën na ko nangu, walla amu ci lu koy jaaxal, lu mënul dëppoo ak aadaam, lu mënul dëppoo ak cosaanam, lu mënul dëppoo ak jaar-jaaram. moo tax booy seet fi lislaam bi jaar yépp kenn ku ci ne am na ci sa doxalin, ci sa melokaan, ci sa identité, ci sa tuus loo ci bàyyi. dina jooju nag munoo wax ne at sàngam la dugg ci réew mi, mais mun nañu wax ne daal ñaari bunt jaare na ko ñëw ci réew mi. bunt bi mooy li jaar walla dex dem Mauritanie, dem Maroc, dem Algérie, boole ñoog Afrique du Nord. loolu benn yoon la, benn bunt la. beneen bunt bi mooy li nga xam ne moo jóge fële ci yoon bi nga xam ne mooy yoonu alors Tamba jaar côté yooyu dem ba suñu digg ak Mali génn dem alors ba boole ñoo lac Tchad, boole ñoo Égypte, boole ñoo Soudan, ñooñu boole ñoo yeneen dëkk yi nga xam ne siful jazira bi. alors loolu aussi aw yoon la, benn bu ci ne am na lu fa jóge dugg ci réew mi. tàmbaliwaay bi mënuloo wax kañ la,
mais li gën a fés daal ba 1040 alors mën nañu wax ne commencé na di fés ni am na diine ju tudd lislaam am ñu ko gëm di ko manifester di ko dund boroom dayo war jaabi nga xam ne moom lañ ciy gën a tudd parce que responsabilité moo yeggoon foofu ak siyuteem mu dugg ci diine ju mel noonu alors période boobu la ñuy wax ne diine ji commencé na di implanté wu ci réew mi. particularité bi moo di ci jàngale ak ci tas xabaaru bu yiw ak ci wane melokaan wu baax ba nit ñi di wax ne melokaan wi fu ko diwu jële loolu mooy li tas diine ji ci gox bi. même bu fekkee ne am na ci ay jamono xëccoo am mais xëccoo boobu dëgg-dëgg du sababu tës diine moo koy waral mais ay jote la yoo xam ne yi ci diggante ay communauté diggante ñu bokkul gis-gisu àdduna ak yooyu la gën a doon que xëccoo ngir tas diine. dinaa tudd étape yi nga xam ne moo ma intéressé ci waxtaan bi muy étape yi nga xam ne tasug lislaam ci réew mi ci la jaar après ma andi benn conclusion. étape bu njëkk bi mooy door ba nga xam ne ay nit ñoo koy tas amagul kuréel ay bennet ñii mën nañu nekk waa réew mi ñi ci gën a bari duñu waa réew mi. mën nañ jóge Mauritanie mën nañ jóge Tombouctou mën nañ jóge sax fu gën a sori foofu bu la neexee ci murabitun yi ci Maroc ak li ci aju. tas diine sax xëy na mën na am du mooy li leen taxoon a jóg mën na am dañu fi ñëwoon di commerce mën na am dañu fi ñëwoon di gëstu tolluwaayu àdduna. mais jullit fu mu dem buy dund diineem daf ciy bokk mission diine jooju mu fexe bëggal ko ñi nga xam ne ñoom lay teseel. donc du ñoo xam ne ñi loolu mooy solo moo leen andi woon ci réew mi mais mën na am yeneen yu ñu fi doon dox de toute façon commencé nañu ci dox boobu ñuy wanewaale l'islam di ko jàngale ba waa réew mi bëgg ko ñoom itam ànd ci di ko tas commencé di jàng diine ay boroom xam-xam di génn. étape bu ñaareel bi mën nga wax ne mooy étape bi ci ëpp solo moo tàmbali ci 14e siècle bi ba ci 16e siècle nga xam ne léegi am na mbooloo yu yaatu yu dugg ci lislaam ay jàngu lislaam yu mag ay école yu nuy jànge lislaam ay daara yu mag taxaw ci réew mi. structure daara yooyu ñoo yoroon mission wu tas lislaam dugal ko ci réew mi yaatal ko ci. mën nga ci tuddee daara ji nekkoon Pire ak Ali Amar Fall am na yu ko jiitu. mën nga ci tudd daara yi nekkoon Kokki ak Mokhtar Ndumbe Diop même bu fekkee am na daara yu ko jiitu. mën nga ci tudd daara yi nekk Mbakol mën nga ci tudd daara yi nekk ci Loñ ci Fuuta ak daara yi mel ni ñoom nga xam ne structure bagaan yi nga xam ne moo yenu diine ay sëriñ lañu yoo xam ne dañu jàng lislaam xam ko di ko jàngale di ko tas ci réew mi. daara yooyu jàpp naa ne daara Pire bokk na ci ñi gën a jouer rôle bu rëy ci kilifa yi mu jàngal
mais ci jeexital impact bi mu am ci nekkinu waa réew mi ak seen orientation, même soppi sax seen doxalinu àdduna ci yenn gox yi. donc loolu bu ko waxtu bi may woon bu ñu bëggoon a jàng li xew ci Fuuta gi ci gannaaw sa gi ci imaamiya yi nga xam ne ñoo fa taxaw à partir de 1776 ak li xew ci Bundu ak El Hadj Malick Sy bu mag ba, du El Hadj Malick Sy bii boobu ñëwagul, lu ko jiitu booba li xew foofu lépp mën nga wax ne ñu ko doxal mooy ñu génne ci Pire. moo tax tubaab bi gis nga ba mu ñëwee aussi bokk na ci structure yi mu njëkk éliminé bokk na ci Pire. du defu ko noonu rek parce que gis na ni liy dox ci réew mi genn wàll gi te bokkul ak mu ñoom gisuñu àdduna, genn wàll gi foofu lañ jëlee loolu. donc loolu mooy étape bu ñaareel bi, mooy étape boo xam ne bii l'islam bi li koy animé ay daara la yoo xam ne nit ñi dañu fay jàngi, ab sëriñ ne fa di sëriñ daara di jàngale, di yar, di implanter ay nit ci ay gox, ñuy multiplier modèle bi di ko yaatal. waaw nga xam ne ñaari jubluwaay moo am, mooy fexe ba yaatal l'islam bi ci masse bi, fexe ba tabaxal ko élite boo xam ne bii dana ko mën a doxal, c'est-à-dire jàng ñoo xam ne ay boroom xam-xam yu mag a mag lañu, fexe aussi ba libérer espace yi nga xam ni leneen lañ fa doon def ñu di fa def l'islam. loolu am na fu mu réussir bu baax ci Fuuta ak ci Bundu, mais am na foo xam ne fii boo ñëwee ci digg Sénégal réussite boobu mën nga wax ne amul, même bu fekkee ne l'islam bi yaatu na, mais structure yu démb yi fi newoon ñoo continuer ëmb nit ñi, même bu fekkee ne greffé nañu ci biir affaire l'islam. c'est-à-dire boo demee fu mel ni Fuuta, à partir bi imaamiya bi taxawee structure traditionnelle bi dafa disparaître. boo ñëwee Bundu structure traditionnelle bi dafa disparaître, mais boo ñëwee fii ci digg réew mi structure bi moo ngi fi, même bu fekkee ne jéem na islamiser boppam. loolu mooy li xew ci Kajoor ak Bawol ak Jolof, à peu près une partie, nga xam ne buur bi dafay nekk buuru aada bi toujours, mais am sëriñ bu fi ne mu tudde ko xaadi wala mu tudde ko leneen. li gën a xóot sax mooy dañu dem sax ba affaire yu duggante bu xóot yi am na yu bari yoo xam ne yi xëy na waxtaan bi du ko maye, mais bu ko waxtaan bi maye woon dañuy gis ne alors yi xew ci forme l'islam bu mujj bi yëpp greffage boobu moo ko andi, nga xam ne tradition bi ak l'islam bi moom la ñu boole, moo xam jàpp na moo xam jàppul. mais même li gën a xóot sax mooy daanaka mën nga wax ne famille yi ñoo duggante waat après. booy seet famille Serigne Seck famille la fi newoon mujj gi ñoo duggante waat. donc loolu tam di étape bu am solo ci tolluwaayu réew mi. ñaareelu étape bi bu la neexee wala ñetteel bi mooy bi ñu commencé yegg nag ci l'islam bi wala kuréelu l'islam yi yilif ay gox di ko doxal, nga xam ne ñi koy doxal mooy sëriñ daara yi nga xam ne ñoo jàng ci daara yi. seen programme base bi nga xam ne moo ko orienté ci l'islam bi la jóge finalité ba aussi, même bu fekkee ne tabax civilisation mooy finalité bi, mooy finalité diine yëpp, alors civilisation boobu gisin ba ak orientation ba ci l'islam lay tàmbali. loolu moo tàmbali ci 1776 ak Thierno Souleymane Baal ci Fuuta, à peu près quelques années El Hadj Malick Sy ci Bundu. jéem nañu ko doxal sax
ci Kajoor ak Bawol réussirul ak révolution sëriñ si foofu ñu toxu ñenn ñi toxu ci ñoom ñëw Ndakaaru implanté wu fii créé fi benn modèle boo xam ne bi fekkoon nañ fi modèle mais ñu greffé fi modèlu sëriñ mu mujj sax nekk à peu près kilifa Ndakaaru te nekkul woon kilifa Ndakaaru sëñ Ndakaaru bi ngay dégg ci Ndakaaru traditionnel bi jaraaf mooy kilifa Ndakaaru ci traditionnel ba bu yàgg ba bi nga xamee ne duggante googu amul bi duggante googu amee alors modèle bële nga xam ne kilifteef gi nitu diine la fii modèle bi kilifteef gi ñu ngi conserver base sociale bi fi ne woon toujours kilifteef gi mais kilifteef gi alors ñu jox ko symbole bi nga xam ne mooy symbole diine bi mooy sëriñ Ndakaaru bi nga xam ne ab sëriñ la woon léegi la nekk rek kuy sol manto di dem mais sëriñ la woon boo xam ne bi dafa jàng diine di ko jàngale di def mission yi nga xam ne moom la sëriñ si di def ci benn structure sociale boo xam ne dafa am particularité avec le temps nag ci la mujj nekk affaire bu ñuy donnante noonu rek moo xam am nga profil bi walla amuloo profil bi ñu dugg ci beneen étape bi mooy gannaaw bi tubaab bi yegsee réew mi nekk ci beneen réalité bu bees donc mooy état bi nga xam ne mooy état bu résistance bi nga xam ne ñi ko gën a màndargaal Cheikh El Hadj Omar Tafsir Maba Mouhamadou Lamine Dramé ak ñeneen Ahmed Seexoog ñeneen nga xam ne histoire du réew meeg l'islam dugg na ci phase bu bees mooy nooteel gi ñu leen bëgg a noot nan la ñuy fexee ba nooteel gi dàq du am booba fekk na ay expérience gouvernance am na fi yu réussir yoo xam ne sur le plan social transformé na réew mi ci xam-xam ay daara yu bari yokku ci liggéey ñu gën a xiirtal nit ñi ci liggéey ak mbay ak sàmm boo demee expérience su imam yi ci Fuuta ci même wàllu développement ci wàllu infrastructure par rapport ak fa jamono toll woon ñu fexe ba réew yi ba dëkk yooyu ñu organiser ko urbaniser ko defar ko fexe ba question yu mag yi nga xam ne moo doon question société ñu intervenir ci mooy affaire noggatu sa moroom moom ko njaam affaire yu jigéen ban place lay am ci société yooyu yëpp ay question la yoo xam ne yi liggéey nañ ci ba mu am modèle social boo xam ne bii ñu ngi koy tabax di dem def na xarnu ak lu ko jige donc loolu modèle la bu dund par rapport boo ko tënkaleeg modèle communisme bi nga xam ne dund googu c'est-à-dire dundul at yooyu ci bu fekkee ne dañu ko expérimenter ci am réew mais kii dañu ko modèle la boo xam ne dañu ko natt mu dund xarnu ak genn wàll donc loolu li muy wane mooy lii modèle la boo xam ne bi bu ko mate la alors loolu moo tax résistance bi juddu ñu yëkkati jaasi xeex ak noon bi léeg-léeg sax ñu xeex ci seen biir de toute la façon am na modèle boo xam ne bii sëriñ daara yi ñoo ko tënk loolu moo ñu yóbbu ci modèle bi nga xam ne mooy bi mujj ba léegi sax ñu foog na mooy sunu identité ci wàllu l'islam mooy modèle bi nga xam ne léegi l'islam dafa lëkkaloo ak tarixa c'est-à-dire ci zaawiya lay dunde lii jiitu fii même bu fekkee ne xaadiriya moo ngi fi affaire u tarixa masse bi bokkuñ ci affaire u élite la ñi jàng am curiosité ñoo xam loolu
mais tariqa ci modèle bi ñu koy dunde nii booba amul. même Qadiriya moo ngi fi bien sûr teel na fi dugg avec Cheikh Mokhtar al Kunti ak Cheikh Abdul Karim al Magili bi nga xam ne Cheikh Mokhtar mooy jóge ci côté bi Cheikh Abdul Karim di jóge ci côté bi nga xam ne mooy Sénégal bi nga xam ne mooy lëkkaloo ji ak Mali ca Tombouctou. Cheikh Abdul Karim al Magili am na benn ministre bu fi newoon def naa yore woon culture Maxili Gassama hein ñoo ngi ko tuddee Cheikh Abdul Karim al Magili al Magiliyu waaw al Magiliyu la ñu koy wax Cheikh Abdul Karim al Magili ñoom ñu ne Magili hein moom ci Mbal Fodé la bokk Mbal Fodé Diaby ci Abdul Gassama ci ñi rawoon ci réew mi la bokk. donc curiosité même bu dundantewul ak Cheikh Abdul Karim al Magili curiosité may na ko mu xam dayawam nan la toll donc kooku mooy tas Qadiriyya ci côté bële Cheikh Mokhtar al Kunti di tas Qadiriyya ci côté bi nga xam ne mooy jóge Saint-Louis ba ñëw ci digg Sénégal donc première expérience su tariqa tàmbali l'islam bu am connotation dund tariqa tàmbali ak li ci juddu gannaaw sa gisee El Hadj Omar ñëw lu ko jiitu aussi même bu fekkee ne am na ay benn mais moom barke beeg yaatu gi ci moom la tàmbale léegi l'islam boo xam ne bi ci zawiya mooy étape bi ci topp nga xam ne léegi l'islam bi ñu ngi koy tas à partir li koy animer structure tarixa yi lay doon ak kuréel yi nga xam ne judd na ci après ba bi Tijaan Tiwaawan ñëwee Seydil Hadji Malick ba bi nga xamee ne Sëñ Touba ñëw na après diggante boobu dafa am ay événements yu am importance yu fi xew bu kenn jàpp ne affaire tariqa nii affaire diine kese la mais fonction sociale bu rëy la joué ci réew mi parce que à partir de 1885 nga xam ne tubaab bi téye na réew mi complètement à peu près résistance bi jeex na ci wàllu sëriñ si ñoom Tafsir Maba ak ñoom Ahmad Sayxoog ñoom ñëpp jeex nañu ñi nga xam ne mooy structure traditionnelle bi aussi doon xeex ak moom ñoom ñëpp jeex nañu ñoom Lat Joor ak ñëpp dem nañu kilifa l'islam yu mag yi ñenn ñi exilé nañu ñoom Ba Abdoulaye Niass dem nañu ñoom Albouri dem nañu alors réew mi rafle kilifa à peu près mën nga wax loolu foofu dafa am benn événement bu rëy bu xew boo xam ne bi nit ñi sax duñu ko jàng correctement mënuñu wax sax ci ban at la xewe en tout cas mu ngi xewee Andullah bi nii ñu koy wax Andullah fii ci Ndànd boo demee ñoom bu ñu koy jàngat dañu koy jàngatu kéemtaan dañuy wax ne bon sëñ Mouhamadou Lamine Dramé ci mag ñi fi desoon la parce que fekk na tafsir ma ba fekk na li fi xew xam na enjeu yu bees yi am ci réew mi kilifa yu mag yi jeex nañu ñenn ñi dem nañu ñenn ñi mënatuñu yëngatu dafa am benn yoor juróom ci ay kilifa daje ci këram sëñ Malick Wilane sëñ As Camara maam Abdou Cissé Seydil Hadji Malick maam Borom Touba ñoom bu ñu koy wax dañu naan rek dañu fa daje noonu par hasard mais booy xam li xew ci contexte bi ak réew mi fi mu toll woon ngir wut kilifa ak mobiliser waat nit ñi alors da ngay xam ne du daje noonu dégg naa ci benn kilifa mu wax ne am na benn kilifa gu rëy ci réew mi
sëñ Muntaka mun naa ko tudd parce que lu baax la rek mu ne ko li sàmm réew mi ba tey liy dox nii daf ko ne liy dox nii ba tey mooy lu jóge ci ndaje boobu parce que à partir de ndaje boobu ñoom sëñ Seydi El Hadji Malick ak ñoom sëñ Touba dañu mag ay 30 ans et quelques ñi ci mag sëñ Malick Wilane moo ci magoon parce que am na 100 ans dund na 100 ans et quelques donc daf leen di gunge ngir jox leen raaya li ñu war a tabax ëllëg loolu moo ñu duddal ci phase bu mujj bi nga xam ne résistance la ci wàllu nan la ñuy fexe ba l'islam bi sax muy résistance culturelle bi nga xam ne sëñ Touba xal la yoonam maam Seydi El Hadji Malick xal la yoonam ñi ñu bokkal jamono kenn ku ne xal la sa yoon mais liggéey bi mooy lan mooy procès social yu l'islam bu ko procès tubaab bi mëdd parce que boobu tubaab bi yor na jumtuwaay yépp parce que yor na jumtuwaayu politique yor na alal alors am na doole bu mu tiitalaate te mu ngi stratégie boo xam ne bi alors mooy biy dox ba tey mooy occidentaliser suñu société te procès la bu xóot boo xam ne bi tey fu mu yegg nit ñi sax mënuñ ko imaginer heureusement yàlla defal ñu sutura mag ñooñu liggéey fi liggéey boo xam ne alors ci tëral yoon ngir jaamaarloo ak projet boobu donc ñaari méthode moo ci gën a fës bu Seydi El Hadji Malick bu maam borom Touba nga xam ne kii dafay dand tubaab bi di tabax li muy tabax te yoonam du ca ne lépp lu mu moom mu bàyyi kook moom dem sos ay dëkkam gor àllam créer benn méthode raccourci ci yar xam nga ku ne xam na ne bi way juram génnee àdduna méthode yi mu fi bàyyi woon mooy jàngale à partir de jàngale bi ci la ñu yare mu gis ne défi yi am ci réew mi mënuñu jël temps di jàngal nit ñi ci daara ni muy doon jàng mu continuer mais dañ leen defal li ñu tuddee tarbiya réarmement moral man moom laa koy tuddee ak réarmement spirituel ngir situation bu bees bi ñu mën ko dund moo tax toogul di jàngale nii ay nit lay jël ubbi seen bopp motiver leen ñu xeex ngir am autonomie bu doy ci réew mi loolu ay téeméeri dëkk la jur ay téeméer am na benn temps li juddu ci loolu mën na 400 et quelques ci ay villages yoo xam ne yi ci méthode boobu la ñu juddoo mooy yi ay doomam sos yi seex yi sos ñi ñëw ci gannaaw nga xam ne benn bu ci ne boo demee dëkk boo ci gis doxalinu àdduna la ci boppam bu jotewul dara ak doxalin bi fi ne woon Seydi El Hadji Malick dugg ci méthode bi nga xam ne mooy infiltration boo xam ne bi interne boo xam ne bi ci dëkk yu mag yi nga xam ne tubaab bi jekku na ko ci la ñuy xëccoog moom bañ ko bàyyi ak dëkk yi kii dafay sos ay dëkk kii day nekk ci ay dëkk aar leen ba pare jéem foo dugal l'islam bi ñu doxal ko moo tax ci dëkk yu mag li Saint-Louis Tëngéej Dakar Tivaouane ak yooyu itam mag ñi ci yooyu la ñu séddoo muy stratégie boo xam ne donc waxtaan bi day gudd bu ñu ko bëggee to loolu moo continué ba ñu dugg ci beneen étape bu mujj bi tàmbali à partir de 1940 jëm tey nga xam ne yeneen structure yu moderne feeñ nañu di liggéey l'islam te tënkutuñu aussi ci tarixa mooy beneen étape bu bees bi mooy étape bi nga xam ne modernité ak adduna bu lëkkaloo ak yeneen défi yu bees moo jur ay kuréel yu bari aussi yoo xam ne dañu gis ne naam mag ñi liggéey nañu naam résister nañu naam implanté nañ fi l'islam bi tabax nañu nit ñi jàngale nañu mais am na ay défi yu bees yoo xam ne dafa laaj ay jumtuwaayu jamono waaw ñu créer association yi ngay gis ni ñu bari nag dañu ko bëgg a féewale ak li fi ne woon démb fekk continuité la amul benn contradiction
même instrument yu ñuy liggéeyee ku seetluwul rek yaay foog ne instrument yi dafa am contradiction mais même instrument yi la ñuy liggéeyee instrument yi mooy jàngale mooy yar mooy defar bakkan mooy organiser nit ñi mooy liggéey ci social loolu mooy kuréel yu bees yi nga xam ne ñoo leen gis ñu andi ay thématique yoo xam ne seen jamono moo leen ko jox te thématique yooyu sax booy seet tàmbali woon na ca jamono mag ña booy jàng yi ñuy wax nii ci ni ak ci liñ bindoo boo demee ci Masaalikul Jinaan Sëñ Tuubaa loolu la fay wax boo jàngee ci yi ñuy wax nii ci ni diine ji mujjee alors boo demee ci Seydil Hadj Malick aussi loolu lay wax donc continuité boobu moo continuer léegi maa ngi jeexal lan la affaire bi jur ñaari tomb rek laa dese lan la affaire boobu jur trajectoire boobu lan la jur mooy li gën a positif ci réew mi mooy fexe nañu ba nit ñi identité bi ñu gën a jox dayoo mu boole leen mooy identité bi aju ci seen diine walla ci seen tariqa c'est-à-dire ni nga doon féetee ci sa waaso walla nga féete ci sa territoire walla nga féete ci sa espace léegi yaa ngi féete ci ki nga bokkal diine gi nga xam ne yéen a bokk nu ngeen gisee l'islam bi mu apaiser boo demee ci dëkk yu amul loolu ñu bokkul waaso rek seen jotaay day jafe mais fii ñun rarement ku sob rek mais rarement la ñuy toog di laajte kii lan nga dafay am rek lu ko waral waaw fan yi rek la commencé ay nit ñoo xam ne ñi seeni bopp dafa tëju seen gis-gisu àdduna soriwul ñu commencé di yëkkati waaso waaw loolu ci fan yi la même bu nuy wax Seydil Hadji Malick di wax ne dafay wax nangam ci wolof moom waxul wolof nii en tant que benn xeet walla benn giir waxul loolu moom buy wax mu ngi wax ku nekkul ci lislaam yar bi ngay am loolu lay wax c'est-à-dire boo nekkulee ci lislaam yar bi ngay am bu ko defee wolof boobu tukulóor a ngi ci biir séeréer a ngi ci biir bambara a ngi ci biir bi nga xam ne yaruwul yarub lislaam ci loolu lay wax waaw buy wax aada aussi ci cadre boobu la koy dugal mooy cadre aada bi nga xam ne alors nandoowul ak jàngale diine ñetteel bi mooy fexe nañu ba ci jamono boobu li lislaam soxla ci boroom xam-xam amal nañ ko ci réew mi ñoo xam ne ñi yéesuñu ñi ñu tolluloon jamono ci xam-xam toujours dama koy joxe exemple Maxtaar Dumbe Diop bi muy taalif walla bi muy defaraat al muqaddimal kokkiya nga xam ne ci référence ci wàllu xam-xamu arab mook alfiyatum nu Malik man nga wax ne ñoo tolloo wala xatrun nada wala yooyu te yooyu mooy référence yu mag yi nga xam ne boo daan dem Azhar wala nga dem Xayrawaan wala nga dem Zeytuna yooyu nga fay fekk yooyu fekk na suñu mag ñi fii di ko liggéey di ko taalif di ko jàngale donc am na élite bu ñu tabax ba ñu commencé di taalif di bind bi ñuy bind arab fii ci réew mi di ci taalif boobu kenn tàmbaleegul jàng tubaab bi ñuy bind arab di ci taalif ay téere laa wax de boobu kenn tàmbaleegul jàng arab tubaab pardon après la neen xew influence su tubaab bi aussi ñu wàññi ko bu baax boo demoon Afrique centrale ni leen tubaab bi jekkoo bokkul ak ñun ni mënu jekkoo fi tubaab bi c'est dans l'administration boo génnee léegi sax administration bu dul këyit daanaka kenn du wax tubaab ci këyit rek la ñuy liggéeyee ci tubaab
waaw jikkoom bien sûr am na influence yu mu andi mais xóotul par rapport ak yenn dëkk yi ni mu leen jekko te loolu ab liggéey la boo xam ne bi dañu ko liggéey ci xeet wi ba nga xam ne dinañu xam lu ñuy jël ci tubaab bi lan moo ci li essentiel waxuñu ne nañ ko bàyyi parce que am na ci lu positif lu bare mais lan nga ciy jël muy jumtuwaayu liggéeyu jamono ak lan nga koy bàyyil mu aju ci gis-gisu àddunaam tas njàngum diine ba nga xam ne ba bu yàggul ñi jàng ci daara yeeg ci jànguwaayu lislaam yi mais seen nombre ba bu yàggul day témboo ak nombre ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci structure officielle yi nga xam ne moom la état bi tëral mais ba léegi teewul même bu fekkee ne nombre bi yokk na fële bu baax a baax mais toujours nombre daara yi influence bi muy am ñu koy fréquenter mu ngi gën a yokk léegi sax da ngay dem ci ñoo xam ne ñi ci démb seen njaboot daawul dem daara muy classe moyenne bi léegi da ngay gis ñu ci bari ñoo ngi yóbbu seeni doom ñu nekk ci daara yi di jàng suñu personnalité ni mu duggalante ak diine personnalité sénégalais bi ni mu duggalante ak diine nga xam ne mool bi ñu ko tabaxee mool bi diine daf ci fés daf ci feeñ nga xam ne ak nu mu mën a nu mu mën a mel boo ko gisee ci ay choix am rek nga xam ne ki jullit la waaw ci choix yu muy def da ngay xam ne kii personnalité am diine xóot na ci li ko tabax ay expérience yu bari aussi ci wàllu woote jëmee ci yàlla feeñ ci moo xam expérience su jàngale expérience su jihad expérience su tabax civilisation expérience su réforme ak yeneen mais créer benn lu ñu tuddee situation wu l'islam ci biir réew mi nga xam ne am na identité aussi l'islam bu am identité nga xam ne l'islam bu populaire la boo xam ne bi base bi almalikiya la nga xam ne ñëpp à peu près soreyuñu foofu benn melokaan benn pratique nga xam ne foofu dem doo dépaysé wu yaag ñoom yéen a bokk li ngeen di def lépp te ñu jàngale ko ci malgré que li xam-xam bi doon bari lépp ñu jàngale ko ci façon bu yomb nga xam ne jullit bi pas forcément fexe nañu ba li mu war a xam ci diine mu xam ko te même bu demul daara léegi rek la l'islam bi nekk affaire wax ju bari nga xam ne dañu lay reyaku wax ba doo mujj xam dara l'islam affaire ruux la ak fitra ñoom ci ruux yi ak fitra bi ci la ñu agir ba nga xam ne jullit bi li mënul ñàkk ci xam-xam la ñu ko jox bàyyi ko muy pratiquer léeg-léeg nga gis ci mag moo xam ne da lay wóor ne kii fóore yu yóbbu lu ñu ko dara ci mbaax waaw te mënu làqar ci benn masala diine te loolu moo doon cosaan démbain bi coow li baree nii rek la nit ñi jaxasoo kenn xamatul looy def waaw ku ne di wax lu am njariñ ak lu amul njariñ fekk ca démb liy tax nga liggéey liy tax nga baax liy tax nga jaamu yàlla loolu rek lañ lay wax nga xam ne loolu pédagogie bu rëy la léegi nag nu dugg ci étape bu mujj bi mooy étape bu àdduna bi nga xam ne lépp benn la léegi nga xam ne dafa créer ay sëriñam espace virtuel bi dafa créer ay sëriñam créer diineem muy défi yu mag yi nga xam ne ci la ñu jëm léegi doo xam référence bi fan la ku bari solo rek activisme mën na nekk kilifa diine ku mën a ràbbaske ay mbir ba boole mën na nekk kilif te fekk na
ci démb pour nga nekk kilifteef ci diine il faut nga mën a jeexital ci ruux yi ak ci xol yi. défi yi moom lay tëje mooy procès bi nga xam ne mooy procès occidentalisé suñu société ba fan jaamaarloom ak l'islam ba fan la yem, parce que ñaari projet la yoo xam ne yi bokkuñu finalité bokkuñu fu ñu jëm, te benn bu ci ne am nga ay ambition ngir espace bi nga liggéey ci, ndax dinañu waxtaan ba déggoo walla dañuy continuer di kenn ku ne di tongu moroomam, walla nun dinañu yegg foo xam ne fii dinañu créer modèle boo xam ne bi dinañ def greffage diggante ñaar yi. adduna bu bees bi nga xam ne ay phénomène daf ci commencé, phénomène u wane ne nit mën na bañ a am diine, athéisme dafa judduwaat dafa dundaat. bu jëkkoon affaire intellectuelle la ak dimension académique, mais léegi dafa nekk ci activisme, ay activistes ñoo koy animé ci biir réewu jullit yi. ñime def lu bon ak wax ko, bu jëkkoon kuy def lu bon da ngay làqatu, mais léegi def lu bon modd la, ay nit di ko assumer, di ko campagnal, di ko wane, et puis def ko droit. loolu défi bu mag la. boo demee ci réewu tugal yi alors loolu lu échec boobu la ñu am, mooy lu nit bëgg rek mën nañu fexe ba yoonal ko, lu groupe bëgg bu groupe ba yaatoo rek mën nañu fexe ba yoonal ko. ak lu mu juunu groupe yi bëgg nañ ko dañ koy yoonal. ñun suñu réew mi gis ngeen coow yi fi xew yii nga xam ne mooy fës mooy këf xel ñu koy dollee ko te ku ci dugg manqué. loolu mu ngi gën a bari ci suñuy espace yi, muy forme yi nit ñi di nëbbe seeni complexe, drogue yeeg yeneen yi ci forme yi muy amee yëpp mu ngi gën a tas. nit ñi duñu def attention ci bu ñuy wax ne yii ñuy jàpp ni muy toll ci suñu société. bu waxuma ne fii lañ koy jëfandikoo walla duñ ko fi jëfandikoo, mais dana ñëw ci suñu société, donc am na relation bu mu am ak moom. loolu cumul bi avec le temps lan lay jur ci suñu population yi. est-ce que projet social bu l'islam bi mag ñi tabaxoon ko, défi yi nga xam ne moo tolloo woon ak ñoom ñu xeex ba projet bi ñu continuer téye ko maintenir ko ak song mu bees mii, projet boobu est-ce que ñun dinañ ko mën a saytu maintenir ko doxal ko? est-ce que diine waxoon nañu, gis nga booy seet évolution diine ci ay bagaan yu bari lañu ko yëpp. est-ce que ñun nekk nañu ci dimension mën a def réforme yi mu laaj ngir xarnu bi ñu dëgmal ñu tabaxal diine bagaan yu nàndoog moom man ko yenu? ku ne xam na ne structure yi fi ne, même bu fekkee ne mu ngi jouer ay rôle ba léegi, kuy xool ci kanam di seetlu da nga gis ne laaj na ab liggéey bu ñu ci war a def ngir rôle yooyu mu mën a continuer di ko def. beneen défi bi mooy sunu modèle bu sénégalais bii nga xam ne ci dal la tegu, ci waxtaan, ci nangu keneen, ci même bu fekkee ne dañu waroo kenn ku ne jox sa moroom cër. est-ce que modèle boobu dinañ ko conserver pour toujours ci àdduna bi nga xam ne ci violence la tegu ak ci beddu konte? nan la ñu fexe ba suñu discours diine bi nga xam ne dañu ko daan wax ci pénc walla ci ruux, ci àdduna bi nga xam ne nekkatul pénc nekkatul ruux, nan la ñuy fexe ba suñu discours diine
ñu tabax ko ba bu génnee du jur coow xam nga bu jëkkoon ñi bokk lu ñu gëm bu nuy waxtaan day yomb parce que ñoo bokk lu ñu gëm ñoo ngi nekk ci seen place ñoom dong waa mais léegi palaasu kenn amatul léegi àdduna bépp benn wërngël la ñépp ko bokk li ngay wax ci sa néeg di ko def ci sa néeg yàgg àddunaa ko bokk parce que am na lu ko mën a génne wan ka àdduna waa nan la ñuy fexe ba àdduna bu ubbeeku boobu alors ñu tabax discours boo xam ne bii dafay rassurant parce que ñépp dañu ciy gis seen bopp bu ko defee kenn du jaaxle bu fekkee ne am na lu ci génn dem ci faneen loolu défi bu mag la sëriñ daara yi nga xam ne làmmiñ wu neex la ñu yor rek hein ku ne ñu def la lu kenn xamul te fii yàlla fi ne bu paree ay nawle góor dong fi des yoo xam ne yi dañu séddoog mbaax nan la ñuy fexee ba kenn ku ne ñu valoriser sa mbaax te duñu dal ci mbaaxu keneen sëñ Cheikh moo doon wax ne koo xam ne kii boo laa tagg sa sëriñ xas sëriñu jàmbur ne na boobu tagg jaru ko nit mën nga tagg sa sëriñ te doo ba jox ko maqaamaam jox ko dayoom te kenn du ci yëg ni yaa ngi wax sofaan ci keneen discours bu équilibré boobu nan la ñuy fexe ba tabax ko loolu itam défi bu rëy la ci àdduna bi nga xam ne prétentieux yi ñoo ci gën a bari ñi man dara mënuñu dara ay xale yu am prétention rek mais yàlla am na loo xam ne li bu la ko defalee ci humilité rek ngay dunde Seydil Hadji Malick booy jàng Taysiir bi daf lay jaaxal qualité yi mu jox boppam abdun zalilun faqirun xaasiun wajilun zu jazain asifun yallahu kooku xam nga doorul dënnam mais fii ku fer ijjë rek commencé dóor sa dënn foog ne am na lu la yàlla dénk ci suufam seeg asamaanam si te mënuñu dara lu fi dox yàlla ko doxal lu fi dox rek yàlla ko doxal ñii fi nekk mystificateur yi nga xam ne moo fees ci réew mi nga xam ne lu ñuy wax genn wàll gi du dëgg xamuñ ko sax waa nan la ñuy fexee ba ñi xellu seen kàddu jolli loolu dëkk boo xam ne bii ñiy waxum jaaxas rek lañ ñooñu la seen kàddu du jolli waa loolu ban dëkk la te diine ji ci xel rek lay dox booy seet qualité yi yaa ulul albaab yaa ulul absaar faatabiru ci xel rek lay dox ak nasu borom bi maa ngi guddal est-ce que mën nañu renouveler personnelu l'islam c'est-à-dire est-ce que mën nañu amaat ñu baax comme mag ñi amul lu ko tere matière bi leen baaxaloon moo ngi fi yàlla ak yonent rek la wax ne moom moo koy tànn ak yonent la wax ne moo koy tànn mais ak mbaax waxul ne ci ñoom diwu la yem est-ce que matière bi dafa sàlli xam ngeen sàlli mooy nga kii si ngoom noonu ba li ci newoon jeex est-ce que matière bi li ci doon defar nit daf ko mënatul. bàyyi laa dinañ wax ne mbaax a ngi ci asamaan yàlla day xaar ñu pare rek mu wàcc. ah mbaax a ngi ci asamaan dañoo xaar ñu pare est-ce que mën nañu tabaxaat élite boobu walla ñun ñii rek ñoo fiy nekk di wax ku pare ci ruuxam ku pare ci xalaatam ku pare ci jukkoom ku pare ci digganteem ak boroomam. est-ce que mën nañ ko defar walla toilettukat yi rek ñoo fi ne di wax
ku dàq toilette rek ñu ne moom la ah gën a rafet loo war wala dañuy dellu ci critère mbaaxu démb bàyyi critères yi nga xam ne du dem fenn parce que ku leen jigéen ñu yàq la parce que seen xol adduna dongo ci ne ak lu koy doxal nan la ñuy fexe ba tabax ñoo xam ne ñi ku leen jébbal ruux yi ñu defar ko man bu ma gisee xale yi engouement bi nuy am ci diine léeg-léeg ñu tombe ci ay loxo yoo xam ne dama naan lii lan la waaw lii lan la ñii nu ñu leen di bàyyeek ruux yi ak jaam yi ak lii ñuy wax ak lii ñuy def wax ji gudd na maa ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfeex la ca am njariñ ñu jariñoo ko li nga xam ne amul njariñ mu jéggal ñu ko salaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf professeur waxtaan wi de neexoon na lool ubbi nga aussi ay brèche yoo xam ne ni si parce que man bi ma lay déglu xam naa ne bu ma la doon interpeller dama lay interpeller fi nga terminé aller du Sénégal avec un islam tolérant réconciliant dans un monde qui fait face de plus en plus à la multiplication de groupes terroristes, de groupes de violence, tout ça basé au nom de la religion. Est-ce que cela va perdurer? Est-ce que cela va continuer? Est-ce qu'il faut changer notre manière de concevoir l'islam ici au Sénégal? Ou bien est-ce qu'on doit retourner aux fondamentaux qui ont été tracés et définis par les figures de proue qui ñi nga tudd sànq te nga xam ne si ñoo fi indi islam wala ñoo ko fi njëkk a propagé waxtaan wi neexoon na lool waaye xam naa ne avant ñuy jox suñu mbokk mële ñu jox kii Mohamed moom it mu indi ci kàddoom ñu jox après secrétaire général après di soog a ubbi débat yi jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi am mbégte di sant Cheikh Makhtar ci waxtaan wi waaye ngeen may ma rek ma sant waa Tawhid TV bi ma toogee dama xam ne bu ñu xamoon ne xëy na invité yi danañ xaw a tardé ñun suñu délégation rek mënoon na fees salle bi wante ñu ngi leen di encourager bu baax a baax ci taxawaay bi ndax lii la ñu soxla ci Sénégal fi mu nekk nii mooy invité ay nit ñoo xam ne yaakaar nañ ci ñoom xam-xam pour ñu waxal ñu exactement nan lay war a dundee ci kaw suuf waxtaan bi cheikh bi daf ko mosoon def Tunisie ma fekkee ko bi mu paree benn journaliste yi laaj ko ne ko li ma jaaxal ci Afrique ci Sénégal mooy ni fa lislaam duggee ak ni mu baree te conflit yi am ci yeneen réew yi amul Sénégal même réponse ba mu joxe woon mooy réponse bi mu def nii ci conférence bi mooy mag ñi dafa am liggéey bu mag bu ñu def ci réew mi muy waxtaan wu yaatu woo xam ne booy cité mënoo tudd Sénégal yépp mais foo dem ci Sénégal loolu nga fay fekk maa ngi koy wax démb ma ne même El Hadj Abdoulaye Niass ak waa Kaolack bi mu jógee Fass jaar ci kër Seydi Hadji Malick am fa 40 jours Seydi Hadji Malick daf ko doon convaincre ci stratégie moom mooy toogal Kaolack tubaab bi di la gis nga liggéey l'islam xam ngeen El Hadj Abdoulaye Niass Gambie la nekkoon ci anglais bi diir ba mu fa am lu muy gàtt-gàtt daanaka taal na dëkki Saalum yi yépp ak li ko war Seydi Hadji Malick stratégie boobu mu doon def jëf moo ko permettre ci diir bu gàtt foo dem ci réew mi fekk fa zaawiyam fu tubaab bi def palais mu def ci zaawiya ci pegg bi tubaab bi di ko gis mu koy xool li cheikh bi wax léegi ci dëkk yu mag yi gannaaw bu mu fi bàyyee ko Sëriñ Babacar créé beneen style mooy stylu daayira
récupérer jàngkat tubaab yi mag yépp boole leen ci benn daayira bu ñu naan daayiratul abraar. ñi ñëkkoon nekk ministre ci jamonoy Senghor bu ngeen leen xamoon gannaaw bu ñu retraité daanaka mën nga wax ne ay sëriñu bu xaaba lañu parce que xam nañ diine te kurus la ñuy yëngu ñoom Abdou Karim Gueye ñëpp daanaka dañu bujj nekk ay sëriñ parce que daayira boobu daf ci dugaloon ay boromi xam-xam yoo xam ne dañ doon liggéey pour yee jàngkat tubaab yi ci Sénégal et malheureusement nag bi ñu demee ba jamono bi nga xam ne mbir yi gën na yaatu sunu mbokk yi nga xam ne ñoo jëlaat mbindu mag ñi bind nañ bàyyi fi tuumaal leen lu jafe la xam nga ki yar ba fi bind ba fi tuumaal ko lu jafe la te heureusement ñun sunu magu réew bind nañ ba fi yar ba fi malheureusement ni ñuy interpréter seeni bind nag mooy li soob ñi koy def ak seen objectif buñ koy def mooy luñ ci jëlee nga fekk lañ wax li nga xam ne kenn mënu ko comprendre ndax ay suufi lañu te suuf yi doonut lu mu wax rek nit comprendre ko ndax dañuy junji firikat yi ci junj yi la ñuy wax nit ki la waxut lim junji nga bëgg koo firil nit ñi publiquement muy indi yenn jafe-jafe yi en ce moment ci réew mi ndax ñi xam tasawuf yépp xam nañ ne yëg-yëg la yàlla bu la mayee il faut nga caalit il faut nga wax loo bëggul wax il faut nga wax loo xam ne soo paree buñ la waxee ne lii yaa ko wax da nga koy xotti bëri na luñ bind xotti ko bëri na luñ bind lakk ko mais li rëcc ci dugg mooy yi nga xam ne ñi intéressé wu rek moom la ñuy jël di ko exploité ci mbedd mi nit ñi di leen jox xaalis commerçant yi di leen tuddee ay cantine seen njaay mbër yi di leen affiché ci seeni làmb musiciens yi di leen wéyee mu nekk business boo xam ne ñëpp leen di exploité ci domaine bu nekk donc loolu heureusement ay boromi xam-xam comme cheikh bi ñoo ngi fi ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci réew mi plus xale yi nga xam ne tey dañu dëgmal diine te nekk intellectuel moo tax nit ñi am nañu yaakaar en tout cas cheikh bi ñu ngi lay sant di la gërëm ci waxtaan bi baa xool nga di ñu defal waxtaan bi incha allah bi may toog nii rek ñu bëri ñu may woo di wax ne incha allah nañu coordonné ak Lamine pour ñu am lien yi pour que ñu mën a suivre programme bi mais li ñuy baaxoo mooy saa suy def conférence ñu am délégation bu mag mais tenant compte ci situation bi moo taxoon ñu limité délégation bi di bëgg bu baax ci ñi ñu fekk ak le grand professeur journaliste bi nga xam ne moo doon introduire ak public bi ñu fekk ak sunu secrétaire sa Diagne Maar ñu koy sant di ko gërëm waaw Diagne Maar ñu ko sant di ko gërëm di am mbégte wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatulah. salaamaaleykum wa rahmatullah. man daanaka li may yëkkati ay kàddu yu gàtt la question sax xanaa confirmation laay def rek ak sant yàlla jëkk bi ma baaxee ma fekkee jotaay bi accidentellement. Je me présente, je m'appelle Alioune Ngoti Mbaye maa ngi tudd Alioune Ngoti Mbaye dëkk Louga di xaritu directeur wu Tawhid TV de passage may nuyu seen télé bii nga xamante ni si c'est la chaîne de l'espoir et moi je le confirme sama wóllëre yor ko Alioune Badara Diack di jàmbaar yi fàkk tëdd macha allah yal na ko yàlla defal sutur ba mu eggale waaye fi ma intervenir a sànq ba tax nga am pour jox ma micro sama yaram moo tàngoon ndaxte professeur cheikh bi yal na fi yàggal yal na yàlla wéral yal na yàlla sàmbal ndaxte xam-xam yi nekk ci yéen lan bëgg mu dugg ci bopp xale yi xam-xam bi nekk sa bopp bii lañu soxla nga ni léegi mag ñu baax ñi bind nañ bàyyi fi kenn dootu leen tuumaal looloo am ay waay xale yi nañuy bind waay nañ jàng tey bind adduna yàggul waaye yàgg na lool fi lañ koy fekk fi lañ koy ba mag nga dañoo baaxoon li nga wax Seydi Hadji Malick day dëgg ju wér péng yal nañu ko yàlla fayal kenn mësu koo yeb te kenn du ko yeb bind na bàyyi fi wane na boppam ci melokaanam wane na boppam ci ay waxam ci am mbindam wane na boppam ci njabootam ndax ñépp la yar waaye kenn du Cheikh Ahmad Bamba keroog ba ko jàmbaar gi Cheikh Ibrahima Fall fekkee ca Mbakke Kajoor sukk jébbalu ñu waxante la ñuy waxante ca la génne wax ji nga wax mu daaneel ma ni ku fi mu njàng indi woon takkal say dëbës ta nga dellu ku bëgg a yegg fa yàlla toogal te loolu adduna wane na ko ku gis yoonu Baay Faal
macha allah ma leen di siyaar Modou Fall Sarr Ndiaye ma ca gàddaay ga ma Icha bii ga Kumba Fall ngañ ma dégg dem ba ko jëgg bay la la Fall ku gis yoonu murid di la waxe ku gis Baye Niass li mu def ci Nigéria def ko partout dans le monde demal États-Unis macha allah Seyna Issa suñu réew mi di Sénégal gii ku fi def na fi def jàmm ku fi wax na fi wax jàmm ku fi yëngu na nga yëngu ci loo xamante ni lu neex yàlla la yàllaa ko bëggal boppam cheikh bi wax nga ko génnal Sénégal alentour bi rek laa la may dama leen a may ngeen xool alentour Sénégal génnal ci frontières yi ñu ñépp a nekki nasaraan waaye xoolal suñu réew mi toog fa kalakaar macha allah suñu cheikh wax na ko léegi ni boo déggee nasaraan da ngaa dugg ci administratif boo fi génnee wolof ngay wax taalal télé yi ku ci bëgg a wax la ngay wax nit ñi dégg ko jariñoo ko wolof nga koy waxee toor fa kalakaar macha allah di sant bu baax a baax sama DG Diagne Mar ma précise bien di sant bu baax tamit ñu baax ñii nga xamante ne si ni ñoo ànd ak cheikh bi ak suñu journaliste bi waaye nag di remercier bu baax tey encourager Alioune Badara Diack yal na la yàlla lafal cat yàlla yokk la laq la fa yàq yeggul conférence yu mel nii nag la ñu soxla boroom xam-xam yu mel nii la ñu soxla ci suñu réew yal na leen fi yàlla yàggal yal na leen yàlla wéral man awma question damay confirmer li nga wax rek a am li nga bëgg yaa xam yàlla na ko yàlla defal jërë ngeen jëf. professeur par rapport ak suggestion yi éclaircissement yi confirmation yi fi gars yi fi ñuy indi ci leen bëggoon nga indi ci sa dernier mot avant que secrétaire général bi ñu accueillir tey. waaw xanaa dellu gërëm ñi nga xam ne ñoo doon topp waxtaan bi ak Tawhid TV bi nga xam ne moo ko organisé ñaanal leen yàlla boole leen ci tasukaayu xabaar yi nga xam ne yu gën a dëgtalu la ci àdduna bi di gërëm waa barab bi nga xam ne ñooy CICES nga xam ne ñoo nu fi dalal ñaan yàlla mu defal leen tawfiq ci seen liggéey di tëj ci kàddu gu gàtt mooy l'islam bi dafa laaj waxtaane wu xellu wu xam-xame mën nañu jariñ lu bari li mu am ngir jariñ ñu ko gëwma ni dizaine bi exploité nañ ko te waxtaan bu xellu bu dal boo xam ne bi day tegu ci xam-xam moo nuy may li nekk ci biir mën a jëriñ réew mi mën a jëriñ nit ñi mën a jëriñ sax àdduna alors ñu man ci yegg défi yu mag yi am ci àdduna bi tey mooy fedd géew dal ci kaw ku la neex loolu yarub lislaam bu jaar yoon ak jàngaleem lislaam mu jaar yoon mën na ci doon saafara soo xam ne bu ko fayul aussi dana wàññi dangaram bu baax a baax mais bu ñu deful ndànk bàyyi sunu njaboot ak suñu xale ñoo xam ni amuñu projet social buy defar nit di defar réew loolu fa mu nu yóbbu ku ko fekk mën nga am lu la naqari nit bu nu ko defarul rekk day yàq te surtout ku nu yàqee ci diine moo gën a garaaw ñépp diine ja ñuy defaroo ma ne ku ñu fa yàqee
kooku moo gën a grave ñépp parce que day ànd ak xadar joo xam ni ak i conviction yoo xam ni da koy jaral lu ne te fekk newul ci dara léegi nan la ñuy fexe ba aar suñu njaboot aar suñu société sàmm suñu diine tabax suñu réew ci fexe ba diine ji ñu delloo ko ci lu mu doon te diine li mu doon mooy defar nit defar pénc fexe ba nit ki nga xam ne yàlla moo ne maa ko bind ci ahsani taqwiim xoolal yàlla ni mu waxee dafa mel ni sax day bàkku nee na nit maa ko bind ci ahsani taqwiim ahsani taqwiim mooy lan mooy loo xam ne nii rek la mën a mel perfection boo xam ne bi yegg na ci sommet ba mu ne kii dama ko def ba pare teral ko yemu ci mu ne lu ma bind lépp soxlaaw ma ci dara lépp ngir moom la ay kooku borom bi wàccoon ak moom mu nekk nit rek a fi des kooku borom bi wàccoon ak moom mu nekk nit moo fi des waaye nañu dimbali xale yi ñu nekk nit. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatullah. man de jéem a dugg si domaine bii parce que ñi ko moom ñoo ko war a wax nañ ko damay sant yàlla rek bi ma yàlla mayee ma tombé si conférence bi j'étais pas destiné à être là DG bu fi nekkoon moo ñëw présider boppam mais dafa génn moo tax ñu woosi ma pour ma ñëw présider bi may ñëw tam dama ñëw avec cawartewu Pape Makhtar Kébé lañ ma ni moo fi nekk ma bëgg fàttaliku kanat si ni mu daan nekk si wetu sëñ Abdou Dabba ma fàttaliku loolu mais oustaz Makhtar Kébé bi ma fekk tamit de macha allah kon dama ni Makhtar Kébé yi ñoo am niveau buñ toll alhamdulilah damay nag fi ne tey jii accusé waa Tawhid TV ak monsieur Diack parce que lu mel nii kenn du ko def avec un public aussi faible salle bi tey jii waroon na fees dell parce que grand temps fii lañ tuddee seen émission bii waxtaan wu day nii mbooloo nga koy waxtaanal ak niveau bu ñu koy mën ñu ko mën a dégg xam nga nag dans quelle mesure lañu mën a organiser waate séance bi ak waxtaan bi conférence bi ak mbooloo mu fees dell fii parce que dëgg-dëgg nit ñi fi nekk moom man xeeb naa salle bi lool dañ naan conférence ku koy def dangay am public booy waxanteel boo ñëwee public moom sax sawar na bu doon keneen bu ñëwee fekk fi salle bi nag di def naan nañ reporter séance bi ba beneen parce que public la nit di waxanteel conférencier un public lay waxanteel un niveau lay waxanteel pour mën def échange xam naa daal professeur xam nga nu ñu ko mën daal programmer waate ak waa Tawhid waxtaan wi am na ñeneen ñu ko war a mën dégg temps bi limité na bu ñu demee ba 13h passé ñu bëgg fi def waxtaan wi ak diggante 13h passé ak tisbaar je trouve que xat na lool waa Tawhid seet leen nu ngeen defaat séance bi def ko si tamit plage horaire bu gën a yaatu invité nag nit ñi tamit ñi ko war a mën fekkee ñu ñëw fekke ka échanger ak professeur man daal loolu laa gën a bëgg di préciser tamit que ni fi ne ni dañ nekk si foire du Ramadan ñi ngi koy organiser bi mooy 4e édition foire du Ramadan ñun institut d'appui au commerce lañu bu ñu def foire tamit le volet commercial rek moo ñu si intéressé les exposants ñëw jaay seeni produits def la promotion de leurs produits mais cette année dañ jox foire bi un autre cachet on se disait toujours que foire bi c'est une manifestation organisée dans le Ramadan mais c'est pas une foire religieuse c'est pas une foire islamique mais ren directeur général bi mu ñëwee def ni nañ jox foire bi beneen dimension du fekkee foire échange kese la on a la grande foire de Dakar mi ngi fi ñi ngi koy def mi ngi di dem ci 30e édition lii c'est un nouveau produit donc nañ ko di un peu différencier de la foire de Dakar mooy jox ko son cachet religieux bi am durant le mois du Ramadan loolu moo indi ñu lëkkaloo ak Tawhid TV mu nekk suñu partenaire principal stratégique pour l'organisation de ces thématiques parce que foire mi ngi à côté mais tamit à côté de la foire qui est exposition mooy comme thématique yi ñu commencé di def mais nañ koy gën a yaatal à côté de ça on a chaque week-end dañ ne nañu def tamit wane mag ñi chaque jour de week-end yi fi am yëpp am na benn mag buñ ko déjee am na journée Cheikh Seydi Hadj Malick
am na journée Cheikh Ahmed Bamba am na journée maam Baye Niass et cetera maam Limaamu chaque week-end ba foire bi di jeex dina am journée boo xam dañ koy kii pour wane jàngale mag ñi parce que tamit mag ñi bind nañu bàyyi fi de mais tamit il faut ñu jàng mag ñi li ñu bind lan la xasaayid yi ñi ngi koy way taysiir bi ñi ngi koy way mais est-ce que xam nañu exactement la nekk sa biir lan mooy jàngale bi nekk si biir donc yooyu lañ bëgg nañ ni ñuy toog jàngale mag ñi ñu xam ne mag ñi mooy ñooy kan bañ leen jàngale uniquement seen côté baatin bi leen yàlla may loolu yàlla may na leen ko ba pare tel sëriñ nga ni moo fi am lii yokk ko dara ndax yàlla damay may na ko ba pare mais li mu jàngale lu yokku nit li mu jàngale li defar nit lan la loolu la ñu war a jàngale xamale ko si mag ñi ndaw ñi xam ko ba dara du leen këf surtout nag dama naan ndaw intellectuel yi tey jii ñu bare ñi ngi jàng seen diine si internet bi mais est-ce que ña ngi koy jàng fañ ko war a jànge parce que internet bi dama naan sëriñ ñëpp la man ak keneen ak sama moroom ñooy jàng lu tuuti dugg si internet rek bi am suñu page rek ni dañu xamale diine dañuy jàngale diine ndaw lu sa njëkk tawmbe ji xamee foofu la ngay bëgg xam doo xam dara di nga compte loo waru compte di nga gëm loo mënu gëm di nga réer te doo xam sa diine tam fan la nekk comme daal ba nga xam ni nañ jàng mag ñi exactement li ñu bind lan la te comme li ñuy wax tam bañ jàng commentaire rek li mag yi wax nañ jàng mag ñi à la base bañ jàng li ñu leen commentaire parce que ku commenté mën nga wax yokk sax mën nga wax wàññi sax xëy na doo wax bokk mag ba la mu wax lan la donc daal si gàttal loolu laa fi bëggoon wax di leen ñaan waa tawhid bii daal nañ ko xaw nañ koy reprendre defaat ko daal incha allah mu def ko avec un public plus large pour que ñi mën gën dégg incha allah di remercier ñëpp moom pare nañ incha allah mais bu dee salle bu mag ba ñu def ko immédiatement. kon nag tawhid la balle est dans votre camp jërë leen jëf ñaan leen donc ñu jàng Fatiha. Si après cette séance-là, on peut, avec nos invités, faire autre chose au niveau de l'exposition. Ne serait-ce que 5 minutes. waaw incha allah donc ñu jàng Faatihul kitaab julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla def tawfiq. amiin TV Tawhid TV yàlla yokk leen. amiin sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amiin amiin yaa rabbal aalamiin sallallahu alayhi wa sallam jërë leen jëf kii moom jaaj maar la.